mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak télévision Futurs Médias alxames ju ne ci waxtu wi ci gàttanu borom bi ak ñun seen émission li ci penc mi tey nag ñu ngi waxtaanee ñi nga xamante ni ñooy mag yi Sénégal les personnes âgées maanaam seen nekkin ci askan wi seen aw dundin jafe-jafe yi pension yi wàllu wér-gu-yaram naka noonu it nekkin wi ci penc mi nga xamante ni léeg-léeg dañ leen di faral di beddeeg yeneen est-ce que place yu ñu leen jox mooy yowar ndax xam ngeen ni ku ci mel ni Amadou Hampâté Bâ daa fi wax rek jamono Afrique màgget gu nelaw mooy daanaka bibliothèque bu nax saay wolof ñun dañ naan mag mat naa ba cim réew waaye mag ñi waxuma màgget yi nag ndax mën nga màgget te doo nekk mag ku mel ni Vieux Diouf waaye am nay mag yu màggetul mag ñooñee yàlla leen fi yàlla yàggal sunu kanam nees di def ba gën a ñoŋal seen nekkin ci penc mi mooy waxtaan wi tey ak télévision Futurs Médias ak man ci plateau bi Mame Birame Faye mooy président collectif association retraités personnes âgées yu Sénégal sëñ Faye ñu ngi lay nuyu bu baax di rafetlu sa teewaay. sëñ Assane maa ngi lay nuyu. di nuyu téléspectateurs yi di rafetlu tamit jotaay bi nga xam ne ci nga ñu oo. jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne sama naatango rajo Futurs Médias ngeen gën ko xam ci football yeeg Messi waaye tey mag ñi la ñuy waxtaanee Cheikh Tidiane boo gisee ñu woo ko fi mémoire de fin d'étude mu ngi ko def ci yooyee mag yi Sénégal ak seenu nekkin wàllu pension tension yeeg léeg-léeg Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Assane Gueye. jërëjëf di la gërëm ci invitation. merci Lamine Ndiaye ngi fi également sociologue la maa ngi wax sànq ne léeg-léeg mag ñi dañu leen war di gën a jëfandikoo waaye Sénégal moom soo màggetee rek ñu daal di la ba ca ginnaaw mooy waral sax léeg-léeg naax yu gaaw yeeg yooyu sëñ Ndiaye maa ngi lay nuyu. jërëjëf sëñ Assane ñoo ngi leen di ziar ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi ñuy xool ci télé bi. jërëjëf docteur Ousseynou Ka moom moo yittewoo paj mi wàllu maanaam gériatre la noonu la ko tubaab di waxee paj mi jëm ci mag ñi docteur ñu ngi lay nuyu rafetlu bu baax sa teewaay. maa ngi lay nuyu Assane donc di nuyu autorités yi di nuyu aussi personnes âgées yi ñu fi seetaan di rafetlu aussi jataay bi surtout di thème personnes âgées bi nga jël tey. très bien jërëjëf docteur dinañu ànd ci jokkoo bi ak Sidya Ndiaye bu FGTS foofee ci wàllu pension retraite de du rek pension wér-gu-yaram a ngi fi ak penc mi waaye pension yi xam ngeen ni Sénégal donte nguur gaa ngi def fi jéegoog yooyu waaye néew na ku ne xam nga ko buñ ne IPRES tudd fay milliards waaye mag ñi xam nañ ni ñoom seen pension yi daanaka lu ñuy këlamtikoo rek la rawatina nag bi nga xamante ni xëy bareetul gune yi da nga gis ndaw loo xam ni ba tey jii bàyyi ja retraité moo ko yor ci kër gi nees di def ba loolee aussi ñu gën a baral jéego yi dina bokk ci waxtaan wi reportage Boubacar Kambel Dieng également mu ngi ci kon ñu daal di ànd ci kanam tuuti ak moom Kambel ci li nga xamante ni aussi mooy gis-gisu askan wi moom dem na seeti benn mag ci na muy dundee pension beeg néew gi ak it njaboot geeg na mu leen di yore sëñ Faye ñu dooree ak yow Mame Birame Faye jiite mbootaayu ko retraité mag ñi Sénégal d'abord ci wàllu nekkin bu ñu ko doon wax yow sa première impression ci condition de vie mag Sénégal looy wax. jërëjëf El Hadj Assane li may wax rek mooy ni ñuy dundee seen dundin de metti na lool. ndax boo seetloo fanweer ak juróom-ñaar ci téeméer boo xayma mag ñi ñoo yore kër yi. di ko doxal. te wax nga ko léegi nee nga ne xale yi seen xëy bi sooxe na. nee nga tamit pension yi tollee sul noonu. ba rawatina nag li nga xamee ne président waxoon na ko daan ne yokk leen pour pension yi 10% yooyu 10% yooyu tekkiwul dara bu ñu la ko xaymaal ci ni ñu koy rëddee di ko calculer. tekkiwul dara la tekkiwul. te sax nag pour IPRES moom dafa amoon beneen augmentation bu nga xamee ne depuis 2009 amoon na de 7% ñu waroon ko doxal. bi président Macky waxee 10% ñoom ñu jël 3% yokk ci 7 yi joxe ko. loolee defuñu ko beneen kees bi nga xam ne moom mooy IPRES naka tudd FNR. FNR 10% xëj na mën ñu ko xayma noonu mais waral si na noo mën a dindi dara compal ko retraité yi nga xam ne FNR ndax ci leen bokk. ñoom it ba tey dunduñu yokkute bi. dunduñu yokkute bi ñu wekku FNR. ñooñu may wax it boo seetloo téeméer bu nekk ci Sénégal. mag ñaar fukk ak juróom ya ci téeméer bi ñoom rekk am pension. ña sa des yëpp amuñu pension. ba bu yàggul lañu def benn séminaire di wax naan dañuy def minimum vieillesse am lu ñuy compal. ñooñu nga xam ne amuñu pension. dinañ dugg ci biir bu nu gën sori ci waxtaan bi. mais loolu gis ngeen ni c'est une bonne idée quand même. di xalaat mais très bonne idée. xayma nañ ko defar nañ ko jox nañ IPRES partie technique. délégation générale protection sociale bi nekk présidence tamit am na lu ko sant ci liggéey bi. ci wàllu dajale xaalis boobule. defe naa ne warta yéex. loolu warees na ko mën a jox ñooñu nga xamee ne amuñu pension muy nappkat yeeg béykat yeeg sàmmkat yi. xam amagul idée ci nu muy toll bu boobaa. waaw bi ñu ko xaymaa dañ ne war na mën a doon ñetti junni daal mooy ci la ñuy taxaw. ngir mën a tëb
ba leneen lu si mën a yokk waaye ñetti junni yi daal foog nañ ne. gën caa néew loolu très bien monsieur Ndiaye ci wàllu sociologie ban jàngat bu njëkk ngay def magi Sénégal seen dundin foog nga ni la personne âgée au Sénégal ñu ngi koy sàmm gi war mu ngi am épanouissement ci biir penc mi. waaw dañu leen kontaan ci tontu ci wax boobu xam nga dañu am société day évoluer ñu bàyyi xel ci loolu dafa di nag bokk na ci li xam ni moo gën a yéex évolution mooy lu jëm ci aada. amoon nay jamono nag ci Afrique sax la ñuy wax mag ñi dañ leen a fonkoon teral leen ñuy doon lumière kër yi. kër gu amuloon mag sax dafay doon kër gu yërëmtalu day doon kër goo xamante ni sax daanaka du dund mag ñee doon dundal kër yi. xëy na sax loolu jeexul ndax évolution bi am na mais ñi gën a sentir évolution bi mutation li ñuy tuddee mutation sociale bi mooy ñu xam ni dañoo dëkk ci réewu taax waaye fi mu ne boo demee ci àll bi. mag ñi ñoo ngi leen am na xëy na sax nag nañ fañ daan teg fépp. teguñu leen fa waaye bëri na fu ñu leen daan teg te place boobu ñu continue cay toog tey. bu ko defee kon bu ñuy xool mutation bi problème mu dëgg-dëggu mag ñi ci réewu taax lañ koy gën a gisee. ndax xam nga réewu taax dafa am lu mu baaxoo it mooy boo xasee ba dugg ci taax. da ngay puisque li Karl Marx doon wax rek naan nit ki doonul dara sa environnement. fi ngay dund mooy def ci yow li nga doon bu ko defee ñun sax danañ ko waxee neneen bu ñuy jàngale ci amphi pour wax étudiants yi nit sax ci boppam melul nen. mi ngi mel ni société bi mu bëgg mel ni mu mel ko. ba mag ñi kon réewu taax boo gisee fa la mag ñi gën a am problème mooy réewu taax boo fa dëkkee day am jeexital ci yow mooy nit ñi talatuñoo toog ca kër ga di wëttali konte ak mag ñi. yaa ngi xënte dem liggéeyi pour indi loo def ci kër gi bu ko defee kon loolu bu amee nit ñi ku ne da ngay tal sa bopp tal goo xamante ni boole ci di tal mag dootul traverser sa esprit moo tax boo ñëwee ci réewu taax la mag ñi gën a amee problème dëgg waaye boo guddul réewu taax moom wax dëgg yàlla valeur yi xam na xëy na ni ñu ko bëggee nekk fa waaye nag am na lu ca des jërëjëf Ndiaye ba ci kanam dinañ gën a xóotal insha allah docteur ñoom bu ñuy faral di ñëw ci yow yaa leen di toppatoo ñu ngi may netti sax rédaction li ngay daj ak ñoom ndax xam nga mag ñi na ma sëñ Fay Baal da nga ciy dajeeg ñu naqari deret ak yooyu yow yan jàmbat la ñuy gën a indi ci sa table yan jàmbat ñooy gën a revenir. waaw merci en fait ci question bi c'est vrai que mag ñi suy ñëw consultation. dinañ am ay jàmbat yu bëri mais il faut que ñu xam ne aussi que am na jàmbat yoo xam ni d'ordre médical la. c'est-à-dire que médecin bi moo ko war a jël en charge. mais am na jàmbat yu bëri yoo xam ne nag c'est d'ordre psychosocial et somatique. Ce qui veut dire que dundinu personne âgée bi ci biir famille bi day am répercussion sur sa santé. loolu tax man ak Lamine Ndiaye dinañ animer benn cours boo xam ne à l'université pour wax rek que nan la dundinu personne âgée di répercuté wu ci santé de la personne âgée. te soo deful ndànk aussi. que médecin bi su mënul comprendre bu baax dafay yaakaar feebar bi maladie organique la. alors que réellement du maladie organique. mais c'est une maladie boo xam ni ci famille bi la. parce que famille boo xam ni que xam nga personne âgée dafa sensible à la famille. et d'ailleurs études yëpp au Sénégal dañ ko war dañu ne personne âgée mën na privé wu sax ci dundam pour que famille yam nekk en bonne santé am pouvoir économique. mais malheureusement su famille bi jubawul su famille bi amee ay problème rek mu am incidence sur si moom. loolu moo tax au niveau de nos consultations ñaari feebar la ñuy distinguer feebar yoo xam ne c'est organique mais feebar boo xam ni ñun on a des difficultés pour jël ko en charge mooy les maladies psychosomatiques. mën naa la jox benn exemple am na ñoo xam dañuy ñëw loolu maam Biram toujours ñu répété ko da nga ñëw gis personne âgée retraité yoo xam ni. à la fin du mois rek ñu ñëw ñu ne docteur man dama am insomnie. wala docteur dama am ay palpitations. mais soo ko interroger bu baax a baax nga xam ni kii. problème bi mooy nan lay fay facture ndox mi. nan lay fay facture d'électricité bi. loolu mooy souci exactement. te problème social boobu nag dafa am incidence sur la santé. loolu tax ñu ne gérer personne âgée. du médecin bi kese moo ko mën gérer. mais médecin bi la. famille bi la sociologue bi psychologue et cetera. mais may ñëw ci benn exemple xam nga ci dëkku peut-être en milieu rural
jusqu'à présent personnes âgées ñuy garder leur place ak leur rôle mais malheureusement en milieu urbain c'est que ñun suñu ni ñuy peser nit c'est uniquement le pouvoir économique. loolu moo tax ni soo nekkee chef de famille nga am pouvoir économique di joxe heureusement que ñëpp ci yow la ñuy converger. mais su pouvoir économique bi daanoo rek malheureusement nga gis commencé nit ñi commencé di la xaw a béy loolu nag souvent day indi ay soucis et ay préoccupations. et loolu moo tax ma ne c'est important que dañ koy wax mais dafa xaw a reetaan sax ñu naan personne buy liggéey su demee ba retraité. nañu xool nan lañ koy intégrer dans sa famille da nga naan sama famille la mais nan lay xool nan lañ koy intégrer parce que bi ngay liggéey pendant des années nekkoo woon ci kër gi nga toog ba si yàgg rek retraité nga perdre sa pouvoir économique nga nekk ci kër gi souvent day indi ay problèmes ay soucis ay préoccupations ñu naan paa bi dafa bëri wax wala paa bi dafa def lii et cetera et cetera. maanaam ci gàttal la famille n'est pas assez reconnaissante ci gàttal famille bi dañ dul war a kóllëre mag mi nga xam ni moo tax ñu ne liñ nekk tey ba nekk waxambaane wala jigéen ñi defaru ba baax. wala inverse bien évidemment ndax jigéen itam jàmbaar lañ dañu di téye njaboot yëg seen pension également. waaw xam nga souvent fekkoon ni même sur le plan psychologique da nga koy sàddi c'est-à-dire que yow fekkoon ni da nga doon liggéey lépp yaa ko doon def ci famille bi. yow yaa nekkoon vraiment le nœud central de la famille. sur le plan économique. ñu dem ba nga xam ne yow léegi nag nga retraité sa moyen diminué wu sa pouvoir économique bi wàññeeku. mais souvent day indi problème ak ay soucis et may wax foofu aussi que. au moment où pouvoir économique di wàññeeku. souvent la femme aussi day nekk ci ay jafe-jafe mooy lan mooy ay problème ménopause. ce qui veut dire que ku góor gi dafa bëgg ñu soutenir ko mais jigéen ki aussi dafa bëgg ñu soutenir ko mais en ce même moment aussi les enfants ont grandi dañuy bëgg seen indépendance. nit ñu ne damay dem université papa fayal ma dem fële fekk sa pouvoir économique wàññeeku na. ce qui veut dire que si on ne fait pas attention mën na créer ay tensions au sein de la famille. mën na accélérer vieillissement ba mardi indi sax faat la foofu. mais loolu moo tax ni ñun li ñuy constater mooy que ñoo xam ne ay fonctionnaires lañu processus de vieillissement moo gën gaaw. parce que sooy jël retraite li ñuy wax dans la fonction c'est une retraite coupée c'est-à-dire duñ la préparer nga dem retraite da ngay yeew ba suba rek ñu ne la waaye maam Biram tey mën nga libérer sa place parce que am na keneen ku la remplacer. alors que paysan bi forgeron bi cultivateur bi mais du ñu jëlee noonu retraite. c'est-à-dire que suñu jël retraite ñoom ndànk lañ koy jëlee. c'est-à-dire que suñu doon liggéey toutes les 5 jours dans la semaine ba saa dañu naan am de sama doole may tuba xaaral ma def ñetti fan ci bés bi xaaral ma def ñaari fan. xaaral may ñëw par ngoon. et puis dañuy accompagner les enfants exactement quoi. mais alors que les fonctionnaires loolu moo tax c'est important dañ koy wax très souvent. il faut que ñu préparer nit ñi. pour que ñu mën dem à la retraite dans des conditions normales. très bien jërëjëf docteur Ka ñu ñëw ci Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ci wàllu liggéey bi. laaj bu njëkk bi mooy lan moo waraloon nga gis ne sa enquête daal war nga ko def ci mag ñi ensuite lan la enquête bi génne na ay résultats rawatina ci wàllu pension yi. voilà donc c'est un travail bi nga xamante ni maa ngi ko defoon il y a de cela quelques années. la retraite au Sénégal. Pension sous tension. Li expliquer un tout petit peu le choix donc de ce sujet moo di que quelque part j'ai eu à discuter avec certaines personnes am sax ñi may jege ñi nga xamante ni véritablement dañu amoon maanaam benn choc psychologique bi nga xamante ni. amoon nañ ko ci di waajal li nga xamante ni moo di retraite. parce que docteur Ka wax na ko léegi tout à l'heure le problème qui se pose principalement mooy gars yi duñu leen préparer à la chose maanaam la rupture est tellement brusque que quelque part buy dem bay annoncé wu nga quitter la vie professionnelle pour rejoindre une autre vie avec ses spécificités ça pose problème donc si biir discussion boobu j'ai pu constater ça et puis je me suis dit bon pourquoi pas ne pas percer ce mystère pour mën a xam exactement c'est quoi exactement le problème lan la ñuy vivre donc tout au début c'était assez difficile mais avec le temps j'ai pu en tout cas rencontrer ay retraités yu bëri nga xam te dañu ma expliquer un tout petit peu seen vie mooy li ma la wax tout à l'heure boo xoolee pension sous tension yi ñaari ordre laa ko gisoon man ba may def ce travail méthodique mooy tension d'abord sur le plan financier parce que li nga xamante ne moom nga daan am en tant que fonctionnaire ou je sais pas quelqu'un qui travaille dans le privé et tout maanaam day wàññeeku de sorte que ñoom seen principale préoccupation loolu beneen problème bi mooy sur le plan sanitaire parce que côté santé bi tamit da ngay gis ni que ñàkkum xaalis boobu nga xamante ne ñu ngi koy waaj a dund wala sax ñu koy dund day dem ba impacter li nga xamante ne moo di seen vie psychologiquement et bonjour les maladies mooy maladies yi nga xamante ne dañ koy wax les maladies psychosomatiques yi nga xamante ne docteur wax na ko léegi avec le stress qui est là au quotidien et puis au-delà de ça c'est carrément aussi les maladies chroniques et même j'ai pu constater que dans certaines localités même fekkante ne bëriwul fii ne Sénégal mais par exemple en Occident il est parfois même arrivé de voir des retraités yi nga xam ne dañuy xaru
parce que quelque part mënuñu dénku cette pression là parce que ils vont à la retraite seen pouvoir d'achat wàññeeku na au sein de la famille amagul kenn ki nga xamante ne jël na relève yi et du coup ça devient difficile et puis autre chose bi nga xamante ni xëy na mooy indi les difficultés yi nga xamante ni moom la retraité yi di dund mooy fii par exemple Sénégal particulièrement boo demee retraite rek dañuy ne xëccal sa chaise pliante dañu ne xëcc sa chaise pliante alors que loolu bokk na ci li nga xamante ni xëy na mooy rey sax retraité parce que quelque part c'est une façon ñu génne la ci penc mi voilà ñu génne la carrément dans la société alors que quelque part les gens doivent pouvoir t'assister te même am na ñi nga xamante ni yor nañu métier bi nga xamante mën nañu ko def à vie à vie nga xam même bu ñu demee retraite ils peuvent continuer à vivre de leur métier ñoo xam peut-être que dañuy dem dans le privé wala je sais pas comment mais par contre boo xoolee c'est essentiellement ça maanaam ñàkkum xaalis bi au-delà de ñàkkum xaalis bi léegi problème bi c'est carrément sur le plan de la santé donc da ngay gis ñu am une santé bi nga xamante ne c'est en décadence te malgré tout bu fekkante ne gars yi taxawuñu leen taxaw bi nga xamante mooy bu war da ngay gis effectivement ni muy mujjee xëy na du neex nit ñi. très bien sëñ Faye dañuy gis souvent nit ki bu nekkee en activité bu retraité rek nga gis ni ñu ko waxee accélération vieillissement dafay gaaw lan ban explication ngeen di jox loolu. toog bi la wala yaram bee tàmmul toog en fait wala ni ñu ko waxee bedd gi la ci penc bi ba nga xam daal xëy na loolu moo lay daal di dugg. sëñ Assane lépp ngi ci biir lenn docteur Ka wax na ko boo doon am lu mat 300 000 ngay war a am léegi 100 000 weeru jot wala ngay am 100 000 ñaari weeru jot. xam nga ne loolu moom wax dëgg yàlla sa dooleey mën a faj soxla njaboot bi wàññeeku na. beneen bi moo di ne. nga baal ma dogguma la mais maa ngi lay bëgg a laaj wax dëgg yàlla. waaw mais pourquoi nit ki retraité war a faj soxlay njaboot gi est-ce que bu fekkoon jamono neex na quand même ñu préparer à cette retraite là waajal ci njaboot gi ci njaboot gi nguur gi créer ko les conditions mu tekki mais mag moomee du yorati njaboot gi. jërëjëf mais yow wax nga ko sax ci wax ak léegi nee nga ne xëy bi amatul ci xale yi. njaboot gi kañ ba àdduna doon neex dañuy am xëy te ñun. bi ñu nekkee ay gone toll si loolu doon taxawal yoo nga xamee ne dañuy dimbali suñuy waajur. tey jii du xale yi ñooy dimbali seen waajur mais waajur yi ñoom ñooy dimbali xale yi. kon bon xëj na dañu dem ba nga xam ne yokk nañu bi may ñëw léegi di dugg si fii maa ngi jël corniche bi nii mais xale yëpp ngi demoon géej. ma ne mais man ñii luñ doon uti géej. vraiment amul leneen lu ñuy def. kon bon nga xam ne dañu yokk. population bi dafa yokk mari day taal yi leneen li mooy retraite bi tamit boo seetloo di tax ñuy sos kuréelu mag ñi ngir ñun dañu am benn université bu ñu tuddee université de tous les temps bu nga xam ne dafay ëmb jamono yëpp ci biir université boobu dugal nañ ci mbiru ñi nga xam ne ñu ngi préparer retraite ñu wan leen won yoon man leen a tàggat ci leneen lu nga xamee ne xëj na bu ñu jëlee seen retraite mën nañ ko fa def moo gën ñu leen di jox seen sees bi liyaan boobu wala jox leen kurus ak satala ne leen dem leen ne leen loolu sax dafa baax julli moom lu docteur yi wax ne war nañ ko di def war nañ tamit boo dee mag di tàggat sa yeb la sport boo doonee mag boo xam ne da ngay toog benn place rek boo moytuwul feebar bi dina dikk docteur dina si wax léegi leneen nit am na mag bi bu mu ne rek man mag laa dootuma def yëfay gone war nga di justement penc bi moo lay confiné foofu déjà même kurus gi ngay wax kurus dafa war gone war mag waroo bàyyi ba nekk mag yooyu soog a yor kurus mu ngo war nga di toog ak say sët war di toog ak say njaboot te ngeen di waxtaan wu sell di li xale yi yaatu happiness mais boo ko defee ñu ne xool dafa ñàkk fayda waaw ngeen war di reetaan tey jii boo gisee mag sol benn jóginam naan day dox nga ne waaye kii voilà lu tax di def yëfu mu kàllaf sol xaftaan wala mu sol finalement l'enfer c'est les autres ñoo lay fitnaal c'est les autres li mu wax nag moom ci téeram bi mu mémoire am bi daane pension la tension wax dëgg yàlla loolu la ndax am na këru yi ñuy touché retraite dafa am kër ak kër FNR dafa wuuteeg IPRES IPRES ni muy doxee dafa metti ñaari weer jot ñu war a fay te payoor ga du demee noonu trimestre la woon sax bu njëkk waaw loo doon am ci xaalis ba ngay liggéey da ngay waaru da ngay yéemu donc da ngeen bëgg ñu mensualiser ko waaw mensualisation bi sax war na mën a nekk waaye ku doon am 20 000 ñu mensualiser ko ñaata ngay am 10 000 ca 10 000 la jëm nanu yokk nag ba mu xaw a ba mu jóg ba war a tolloog SMIC bi ñuy war a soog a mensualiser soog ko yóbbu weer bu jëndee jërëjëf sëñ Birame Faye ci la nekk nag di ko très bien ma ànd ak Kambel Dieng laata ñu ñëwaat ci plateau bi Boubacar Kambel Dieng seeti na moom it mag mu ne ci retraite ñu xool naka la koy dundee ak jafe-jafe jamono
tey dañuy waxtaan ci wàllu retraité yi loolu nag ñu dem doxantu ba ci benn kër bi nga xam ni fekk nañ fa suñu benn mbokku retraité. bu retraite bon ñun fii lañ ko fekk mais c'est-à-dire nit ku nekk aussi avant ngay dem retraite da ngay gis situation yi nga xam ne bon moom la ñuy de vivre bon nga jëm ko éviter. ma ngay wuye Babacar Diop à la retraité la ñu fekk ko ca këram ca cité comico bu Wakaam mu ànd ak ay njabootam dem à la retraité nag ay jafe-jafe dong moom moo ci nekk bi ci jiitu nag mooy lan lay fay dafa néew lool. dina wàññeeku ba jusqu'au peut-être sax le tiers tout juste ngay am tout juste peut-être le tiers. war nga mën a jël say devant nga xam ne dëkk bi ni lay demee bon nga bañ quand même bon affaire bi dal la pour soo aussi booy retraité nga waajal sa bopp xam nga ne dafay metti après. lan lay fay néew te la nga daan def da nga koy def ba léegi rawatina lu aju ci jàngu xale yi muy investissement bu gën a wóor pour borom kër. daf ma fayal ba ma nekkee première année ba ma master. sama rakk yëpp la même chose suñu école fii suñu kër fii pratiquement kenn jaaru fi privé. kenn jaaru fi public sama rakk yëpp privé lañ jaar man aussi la même chose. ñaani bañ naa njaalu ma ko jóobo ñaani bañ naa yee. pour sañoon sa famille day réussir say doom donc moo tax ma xool problème éducation ni muy demee bon man ne léegi naa leen jëm a fayal bon pour léegi su fekkee ne système scolaire bu nga xam ne man ci dëkk bi su fekkee ne doxul mais ñoom ñu jéem a comme yaa ngi fay du ñuy arrêté léegi loolu nag moom ngay def mujj ba retraite dab la ci nga nekk ci diggu ndox mi ci diggu géej gi mënatoo dem ci gannaaw il faut que tu es obligé nga dem continuer moo tax li nga doon fay tu feras tout pour def ko te dootoo am possibilité yi. moo tax ñun aussi ma ne d'autre part état bi mesure yu mu jël daf ñoo léser. ci ban côté. mooy ci problème mu location yi. parce que sama compagnie yi dañuy xam ne amuñu beneen solution moo tax suñu àdduna dañu ko serrer la ceinture dañoo galérer fexe ba ne léegi suñu demee ba retraité ñu kër bu ñu amee lu ñu mën a louer au moins dañuy assurer quand même su am une vie un peu décente wax ma sax lu bari mais lu décente lu xaw a normal nga xam ne dinañ ci génn daal di nga mën a fay say doom soo feebaree nga mën a faju loolu mën ci intéressé woon samay doom dañuy fay su ma xoolee chaque mois lu ñuy fay ëpp na plus de 250 000 te sama. loolu boo xoolee sa pension xëy na du fa àgg sax. ma ne kii waaw donc il fallait faire des combinaisons pour seet na ngay continuer fay say doom. man dama jaay sama oto lu nekk def naa ko pour war a mën a dund. ñëw tey ñu wàññi kii bi li nga xam ne moom ngeen doon suturloo ñu wàññi ko. waaw ñu wàññi ko sans raison. laata ñuy dugg ca kër Babacar Diop boobule ñu taseek benn xale bu jigéen la ci mbedd bi moom mi papam à la retraité la waaye ñenn ñi di def di beddi ñilee moom bokku ci. dañoo fonk mag donc boo retraité dañ la war a gën a jàppale mais waruñu leen mettre à côté parce que ñoom ñooñu yar ñooñu def bañ toll nii donc dañu war topp seen ginnaaw rek di leen toppatoo topp seen bànneex rek. du ngeen bokk ci ñi nga xam ne daal booy paa bi day retraité ñu wutal ko benn banc mu toog fële bàyyi ko foofu. jamais jox ko kaamil gi kurus bi affaire yi. au contraire paa bi dañuy toog di ko jàppale seetaan ak moom match di débattre ak moom fii nii guddi gi ñeeg ci kaw terrasse yi nekk moom foofu ba. mais loolu dafa baax quoi loolu day tax sax bon peut-être du ñu yenn feebar yu sew yi du leen dal sax. gratuité de la santé pour le troisième âge man si je prends man ay yenn kaay man j'ai pas 60 ans donc mënoo bénéficier ci loolu warul affaire yi warul doon une mesure sélective ba nga xam ne dafay am ñu mu léser. retraité yi ku ni dundu ay difficulté kooku yaa ngi wax lu la neex li des nag yéen la waa plateau bi. gardien du temple. ñaani bañ na jaalo Fatma wey ñaaye. Kambel Dieng ñu koy gërëm bu baax di ko sant ci kanam tuuti ak sëñ Ndiaye ci wàllu sociologie dinañ wax ci retraite bi ndax waajal gi ci war également c'est vrai que nguur gi war na yokk loxoom ak yooyu waaye it sunu papa yi moytu jabar yenn yi ndax ñeenti jabar njaboot gu sew ko wax li wax la ca des ñu baal ma ci ñi ma ko sañ a wax naka noonu it également ci wàllu paju mi docteur Ka Sidya Ndiaye ñu ngi ak moom waaye moom ci wàllu pension yi ñi nga xam ni jotoon nañ sax am liggéey ndax du ñëpp xëy na ñoo am privilège boobu waaye ñu jotoon am liggéey ba pension bi ne fi est-ce que ñu ngi leen di verser sax léeg-léeg ngay xaar ne ba waaye boo demee am na cay patron kàccoor yoo xam ni dañ la war a versel yëpp mu ngi seen poste Sidya maa ngi lay nuyu di la ziar di rafetlu sa ànd ak TFM. maa ngi lay fay El Hadj Assane di la nuyu di nuyu téléspectateurs yëpp. jërëjëf yaay njiital FGTS ci wàllu xeex bi da xam naa saa su ne ngeen sumb xeex yu ni mel maanaam fexe ba patron yi la ñuy dog ci yéen ñu koy sax au moins versé ndax ñu ngi naan lu néew sax waaye bala nga ne naam ne fa ndax boo ko fa fekkul it doo dootal di wax lu néew ak lu bari. waaw xam nga maa ngi lay gërëm di la sant ci émission bi xamante ne retraite moom
defe naa ne émission la boo xamante ne war nañ ko rafetlu parce que ñu bëre ñu ngi liggéey te boo retraité boo ko seetaanee du ñëppay ànd dem retraite donc par benn dañuy dem. te ñu ngi vivre problème yoo xamante ne vraiment métti na trop parce que léeg-léeg nga dem à la retraite nga ñëw foofu ñu ne versé wu ñu ne sa pension versé sa employeur daawul versé donc boo demee nga toog 1 an 2 ans sax gis naa cas yoo xamante ne dañuy toog ñaari at balaa ñuy régulariser seen pension mais yaakaar ne loolu c'est pas normal war nañ ci jóg surtout nguur gi jël ci ay mesures parce que IPRES boo seetloo ci texte yi yoon may na ko moom bu fekkee ne employeur cotisé wul mu dal ci kawam. mais IPRES dafa mel ni dafay seetaan donc ma yaakaar ne loolu vraiment il faut ñu jóg ci parce que boobu léegi ñu ngi koy joytu mais kenn en tout cas jël ci ay mesures saa ko ñeen yoo xamante ne mën na ko saafara. gis nañ ne aussi boo demee retraite pension yi dafay néew loolu tamit IPRES ak FNR maanaam fonctionnaire yi ñoom bokkuñu système de calcul pension di la ne loolu tamit nii war nañ ci wax parce que IPRES boo xoolee fonctionnaire yi ñoom weer wu nekk dinañ touché seen pension mais IPRES ku fa nekk ñaari weer ngay toog ñetti weer la woon sax ngeen di ko ñaari weer mais ba tey des na mais yaakaar ne loolu aussi war a véritablement indi pension yi mensualisé ko maanaam weer wu nekk ki dem à la retraite mën a touché pension loolu mën na nekk bu fekkente ne ñoom nangu nañu def réforme boo xamante ne dinañ seet naka la ñuy def bu fekkee dañu war a yokk cotisation liggéeykat yi nangu nañu ñu jéem a seet naka la ñuy relever niveau cotisation participation travailleurs yi mais employeurs yi ba léegi ñoo ko bloqué mais yaakaar ne non seulement ñoom bloqué nañu loolu mais am na ñu bëri boo xamante ne wala bi ñu régulariser seen liggéeykat yi ci phase yi duñ ko nangu versé muy problème boo xam ne dafa mel moo tax liggéeykat yi seen bopp ñoo war a yeewu léegi képp kuy liggéey fenn ñu arrêtant ñu immatriculé war nga dem seet weer wu nekk wala ñetti weer wu nekk nga def IPRES uti sa carte d'affiliation ngay xool ndax ñu ngi versé sa pension parce que doo toog ba nga toog nga retraité ñu ne la fii amuloo fi dara donc ma yaakaar ne véritablement problème boo xamante ne maa ngi rafetlu nu ngeen ko introduire en tout cas pour nit ñi ci débattre mais aussi war nañu nag jël ay mesures parce que wax rek réglé wu boo ba léegi ñëpp xam nañu ne baaxul système IPRES sax ñi gis nañu ne mode de calcul pension yi baaxul moo tax ñu bëri bu ñu demee retraite di nga ko xamante ne cadre la moom 1 million de salaire bu demee à la retraite muy touché ay pension yu néew loolu du comprendre lan la parce que aussi foofu dafa am technique boo xamante ne employeur dañ koy utiliser dafay am da ngay gis nit muy liggéey bërëbu liggéeykaay ñu jox ko 100 000 francs salaire jox ko sur salaire 700 000 mais loolu ay technique la yoo xamante ne dafa mel ni employeur dafa muus du nangu ñu calculer ñu jël en compte 700 000 boobu ci calcul IPRES bi 100 000 yi ñu lay fay salaire de base ci foofu la ñuy calculer mais yaakaar ni loolu yëpp dañu war a toog waxtaan véritablement ñu xool naka la ñuy réformer IPRES pour que pension yi nga xamante ne vraiment ñu ngi ko jox liggéey non seulement ñu mensualiser ko mais aussi ñu seet naka la ñu ko améliorer parce que ñëpp xam ne ne Sénégal da ngay dem à la retraite ngay yore ay xale yu ndaw sa kër ñii am na ñaari jabar ñetti jabar mais boo demee ay pension ngay touché 12 000 francs 21 000 francs maanaam ñaar fukki junne wala ay ñetti junne mais yaakaar ne loolu vraiment jëma kër ba tax na vraiment su ñu bëggee dimbali askan bi bëgg a dimbali liggéeykat yi aussi war nañ toog ñu seet naka la ñuy saafara mbir mi ñëpp jox seen xalaat bu ko defee véritablement ñu mën a régler comme fonctionnaire yi aussi ñoom bu ñu demee retraite weer wu nekk nañ touché presque seen salaire de base yaakaar naa ne bu ñu toogee ñu xool lan moo doxul ñu éviter IPRES situation bi nga xamante ne ñun ñëpp a ñuy dégg ne IPRES am na xaalis am na ay milliards réserve mais milliards yu amul njëriñ parce que tey ñi ngi xam ne ñu ngi foofu ñu bëri ñu ngi joytu seen pension yi dafa néew ñu ngi joytu aussi boo demee retraite bala ngay touché sa pension da ngay daw ci kay mais yaakaar ne aussi ñun syndicat yi aussi am nañu responsabilité ci benn côté mooy di informer liggéeykat yi aussi di leen préparer ci retraite bi. voilà merci Sidia parce que bu ñu aussi dafay mel ni dañu wàcc suñu mission bi tamit. ok vigilance bi daal moo des ci seen côté yéen syndicalistes aussi. voilà ñun tamit vigilance moo des waaw. jërëjëf loolu lu bëri parce que ñun duñu expliquer travailleurs yi sax. pension yi naka lañ koy calculer bi ñu leen expliquer boo demee retraite kay di nga war a préparer parce que doo toog dañu ne la suba ñu yox la sa kay da ngay dem nga soog a jóg ci retraite bi. maintenant Sidia am na sax liggéeykat yoo xam ni Sidia seen bulletin de salaire sax mënuñu ko lire. mais c'est ça le problème c'est-à-dire que tey liggéeykat yu bëri xamuñu naka la ñuy lire bulletin de salaire éléments yi ni ñu koy calculer yi presque ni ñu koy calculer amuloo ci benn firnde mais yaakaar ne loolu formation la boo xamante ne ñun war nañ ko def en tout cas de suñu côté di jàngale liggéeykat bu xam parce que tey comme ni ma la ko waxee am na ñoo xamante ne ay cadre supérieur lañu cadre supérieur boo touché presque 2 millions de salaire mais nga dem retraite nga gis pension bu ñu ne fay matu sa 200 000 mais nga ne lii nu mu mën a nekk mais dafa fekk ne yow xamuloo ne sa salaire de base 100 000 francs wala 200 000 francs la indemnité 800 000 francs sur salaire bi li ñu naan sur salaire xam nga boo indi sa bulletin léeg-léeg nga gis sur salaire nga négocier ak sa patron mu ne la yow sa liggéey bi rafet ne daal jox 700 000
mais bu fekkee ne daf ko def ci salaire dugal ko ci salaire de base day fekk ne yow boo demee à la retraite doo gis dara. doo dese dara jërëjëf Sidya ñu ngi lay gërëm di la sant Sidya Ndiaye njiital FGTS docteur Ka bu ma juumalee yaa ngi IPRES wala. doo seen médecin. non man maa ngi centre de. très bien parce que dama bëggoon nag xam naa ñoom jéem nañu fan yële passé ñoom ñu wax ci milliards yi souvent nag c'est vrai que mënoo nettali ñenn ñi seen gént mais milliards yi IPRES yi ak jafe-jafe yi à retraite yi bëgg naa un jour ñu def ci débat wax lan moo xew ci suuf daal. sëñ Ndiaye préparation retraite bi aussi parce que il faut que nag bis jot ñu ne nag nañ taxaw nag parce que lii ma gis nii ñu koy wax saa su ne borom kër gu retraité soxna yi wër la gune ndaw yi tout tànk nga yor aussi say doom ba ci seen 17 loolu du mit il faut ñu xool nag ci penc mi de façon sociologique ni ñuy dundee nag. moi je crois que xam nga dañu cumuler ay problèmes suñu société bi maanaam dañu dund société boo xamante ni xamuñu ko. dañ koo réeree te nit ki bu dee dund war naa jàpp ni war a mu xam ni aussi dund dafay bouger dafay évoluer nit ñi nag dañu bëgg ni. ay africain lañu dëgg-dëgg ay sénégalais lañu solidarité lañu xam. dafa mooñu ci suñu biir aadaak suñuy cosaan mais dafay am yoo xamante ni jamono day ñëw ba nit ki ci boppam moo war a xam ne lii mënatul a nekk mu daal di koy toppal sinon rek bu ko defu rek. jamonoom rëcc ko mbaa dëgg-dëgg jamonoom rëcc ko. gis nga boo gisee waxuma ni sax nit ñi fii dañu ne société boo xamante ni xëy na nit ñi am ay soxna. c'est pas ça le vrai problème. puisque dañu nekk ci aada yoo xamante ni dafa valoriser loolu mais na fekk bokk nga man ko. le vrai problème se situe à ce niveau en réalité nit ñi seen vraie difficulté ñoom ñoo koy teg seen bopp. am dem ba puisque ñu ci bëri di am bi ñuy am jabar yu bëri fekkoon nañu man ko donc problème bi nekkul foofu seen diine nangu na ko seen aada nangu na ko mais dafa am yu ñu. bàyyi ci biir yoo xamante ni mooy indi gàllankoor bi dëgg problème mën naa ci joxe ay exemple gis nga dañu am mentalité yoo xamante ni ñoo ngi ko garder ba léegi muy moo tax bu ñu changé wul suñu mentalité yi du ñu dem fenn société day évoluer te ñun war nañu évoluer en fonction vivre li suñu temps laaj gis nga li jamono laaj gis nga am na yenn nan nga mën a dunde leen puisque léegi-léegi damay dégg ñuy wax gune yi amuñu liggéey gune yi dañ leen a jur mag ñi ñoo leen di toppatoo puisque dañ leen a yar ci dépendance yar leen ci ni dañ leen a war a dimbali saa su ne dañu nekk ci ay mentalité yu ñu tardeel feek yooyu jóguñu ci duñu dem xale yi nañ leen jàngal nii dëgg-dëgg nit ki war na jël destin en main mais loolu day fekk ñu jàngal la ko mais boo amee waajur boo xam ne dimbali lu ci di la won ni moo la war a moo la war a yor yow da ngay jàpp ne dañ laa war a yor gis nga liggéey te it problème mu Sénégal mooy problème économique mi ngi fi yeneen a ngi fi ci biir kër ñi mais li ñu tardeel dëgg buñ ko ji ñub état ndax amul benn fenn ci réew mi ci àdduna foo xamante ni man dañuy wax ni état bi moo war a jox liggéey ñëpp nit ñi ñooy jël seen destin en main ba pare ci seen wàllu aada xool li xam ni ci sa aada dalay tardeel nga bàyyi ko li xam ni gis nga ko feneen te mu mën laa jariñ nga ñoddi ko jariñoo ci gis nga bëri na réew yi ñuy tudd tey ay at a ngi ci ginnaaw ñoo leen jiitu woon fopp mais lan moo tax tey ñu génn ñoom ci ndóol dem ci développement mais parce que simplement et pourtant ay problème population nga bu ñuy mesurer affaire yi du problème population moo ñu tardeel Chine moo ëpp population ci monde bi Chine réew yi ëpp ay personnes âgées la ci monde bi Occident réew yi ëpp personnes âgées la ci monde bi ndax tax nañu ndóol kon ndóol gi nekkul ci ami mag xam nga ndóol gi mooy lan ci ni sa jamono ni nga koy dundee xale yi nañ leen jàngal ni dañoo war a tekki nañ leen jàngal ni waruñoo dund ci dépendance dañ leen a war a jàngal ni yenn âge yi ku ko am yow yaa war a génn kër gi dem lijjanti sa bopp loolu nag moo jafee dugal ci mentalité sénégalais yi te fépp ñoo ngi dund loolu li wér mooy du question ni dañuy dugg ci affaire tubaab du dund tubaab mais ay valeur la yoo xamante ni xëy na bokk na ci yi ñu gàllankoor feek génnuñu ci li ñuy tuddee émergent wala développement duñ ca ak mukk nañu yar xale yi ñu wutal seen bopp liggéey ñu liggéey nag état du ko joxe état moomul lépp li mu man am na ay limites li ci des nag nit ki moo koy sabablu boppam ci loolu la ñu yar nit ñi yenn yi gën ci sunu aada ñu jël yi xamante ni dafa sooxe waaye ñu bàyyi ko
dem jëli fa ñu gisee loo xamante ni lu am njariñ lañu jël ko Senghor loolu lañ daan digle. Senghor ba mu doon wax naan enracinement ouverture loolu la. da ngay toog ci sa aada waaye nag. ubbiku ci li baax ubbiku dem lu. très bien merci beaucoup Lamine Ndiaye ñu daal di jël kenn ci téléphone bi du ñàkk moom it am na ci xalaat ci penc mi salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi maa ngi lay nuyu yow la kan ak lan nga ñu bëgg a dolli ci waxtaan bi. maa ngi tudd Alassane Diop maa ngi wootee fii côté Grand. bisimilah. Alsaan dafa mel ni rocceeku na. xam naa ñu xaaraat ci kanam tuuti bu fekkee di ñëw na sëñ Ndiaye balaa may ñëw ci sëñ Biram ak Cheikh Tidiane ñu wax ci loolu nga wax sax ñàkkum xëy meek ni ñuy móolee njaboot gi ba ñëpp doon yi taxawaalukat bu ci góor ñi ak jigéen. dafay dugal yeneen yoo xam ni neexutu tudd sax ci télévision ci wàllu bu dee jigéen jaayu gi bu dee ndaw ñi drogue beeg yooyu xam nga tu te retrouves un beau jour rek avec ay bandee ki ay saay-saay. waaw mais xam nga loolu foo ko gën a gisee lan moo tax ce qu'on appelle c'est des indicateurs sociologiques. fi mu ne bu ñu doon recruter déviants yi mbaa ñu xam ni seen askan soxlawu leen. ñoo ngi leen di jëlee ci quartier populaire yi fa la ñu ëppee ndax ci quartier populaire yi fa la chômage bi ëppee fa la nit ña yore soxna yu bëri ay juri doom yoo xam ne duñu xam fu ñu jëm ak ñoom yooyu c'est des réalités yoo xam ne war nañ ci réfléchir. Aujourd'hui boo demee ci statistiques criminelles yi tu te rends compte que les criminels les déviants se recrutent dans les quartiers populaires. foofu lañ koy jëlee quartiers yi gën a ndóol. fa lañ puisque boo gisee nit da nga gis nit muy borom kër di liggéey bëgg di jariñ ay njabootam ba jamono ñëw mu ñàkk doole. du ay at kese mais économiquement il devient faible te économiquement quand on devient économiquement faible on est démuni bu ko defee kooku nag doom ya mu yoroon daan leen teral ñu tàmmoon teraanga waaye bëri nañu bëri goo xamante ni ba waajur wi demee retraite dooleem mënatu ko permettre mu yor gën gi yor njabootam yooyu ñooñu dañuy daal di nekk ci situation bu jafe dañuy réer te nit ku dañuy yomb a këf ndax dañuy réer dootuñu xam fu ñu jubluwaat. jërëjëf Ndiaye ñu dellu ci téléphone bi ba xam bi yoon dina doon bi baax salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi lay nuyu sëñ bi yow la kan ak lan nga ñuy dolli. waaw man maa ngi tudd sëñ bi Habib Diouf laa tudd. maa ngi nuyu yéen ñi nekk ci plateau bi. jërëjëf mais dama bëggoon am leneen loo xam ne lii moom laa bëgg a dugal ci seen waxtaan wi. li ma ci bëgg a dugal mooy waxtaan wu mel nii du benn pàcc rek moo koy yor li koy yor mooy jéem a toj yax bi dem ba ci biir. sëñ boobu sociologue bi wax na léegi Sénégal dafa am loo xam ne lii bi modernisme laataa dugg dafa am loo xam ne lii moom la ñu dikkoo woon. suba nag fekk garab bu màgg ba taxaw nga bëgg ni da nga koy soppi dëngal ko nii dëngal ko ne lee du sotti li nga xam ni moom la ñu war a def ci Sénégal mooy ñu commencé ci gune yi nga xam ni ñoo fi nekk tey te xam ni ñooy génération suba la nga xam ni mag ñi dundoon nañ ko te muy erreur ñu fexe jubanti leen ci ñoom ñi bu fekkente ni gën nañ mu ànd. da ngay xool ma jël benn exemple bu ndaw actuellement ñu ngi jëm ci élection municipale. maire yi ak décentralisation bi nga xam ne moom laa dégg ñu di ko def maire yi ñoom ñoo fas yéene gën a yor li gën a bari te maa ngi déglu ba nu ko commencé ba suñu jonni tey dégguma presque lu dul daal fu ñu laa dégg benn candidat ni 3e âge ñu ngi jéem a seet lan leen war a mën a defal ak nu ñu mën a fexe jubbanti seeni mbir mu nekk loo xam ne lii sëñ bi nag nañ waxtaan ndax nag ku bëgg a yor réew da ngay seet composante yu réew moomu nga xool na ngay réagir ci biir composante yooyu waaye bëgg ni politique rek ngay doxal bëgg a yore noonu quartier wala nga bëgg a yore noonu ville erreur bu rëy la te nag tant que nag autorité yi nga xam ne ñoo ñu yor tàmbali wu ñoo soppi seen doxalin doxalin bi yaakaar naa ne dana la xare soppi. jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant ñu ñëwaat ci plateau bi mbokk yi Cheikh Tidiane la jeunesse elle est souvent interpellée ci yu mel nii jeunesse bi war nañ ñoom it xool naka la ñuy def ba daal di ci génn liggéey ñoom it tekki bañ ko wékk rek ci mag ñi ndax foog naa ni aussi bu nekkee ci kër gi sa papa di góorgóorlu guddeeg bëccëg war nga xool yow nooy def ba awu ko tuuti. waaw effectivement Alaaji Assane je pense que loolu tamit dafa li nga xamante ni ful la ndaw ki la quoi parce que quelque part aussi xëy na y a eu des gens yi nga xamante ni réussir nañu parce que quelque part nekk nañ ci ay
conditions yu baax yi nga xamante ne peut-être seen waajur jël nañu teg leen ko ci ak en plus de cela ñu am seen volonté personnelle ñafe ko mais boo xoolee loolu pratiquement genre exception lay doon. parce que wax nañ ko léegi boo xoolee pratiquement ñi nga xamante ni ñoo di borom kër yi ils sont dans des conditions telles que peut-être que duñu mën a am disons les conditions adéquates pour que la famille mën a épanouir ba am benn genre nan laa ko mën a waxee ba mu am benn genre comment je voulais dire choc psychologique bi nga xamante ne dina mën a permettre ndaw ki nekk dans des conditions pour pouvoir réussir et puis prendre la relève mais essentiellement problème yooyu la ñu jànkuwanteel maintenant je pense que quelque part aussi le sociologue bi wax ça c'est clair je pense que c'est d'abord au sein de la famille la ñu war a mën a jël certaines mesures que le père de famille tamit essayer un petit peu de gérer paramètres yooyu nga xamante ne par moment mën na ko échapper parce que quelque part boo jëlee xale bi mettre ko dans de bonnes conditions. dugal ko xëy na ci école bu baax. encadrement voilà donc maanaam genre investissement la bi nga xamante ni sur le long terme ça finit forcément par payer. mais fekkante ne que yow ba nga ci tolloo. am les moyens lu bari nag du yomb. voilà mais quand même tout le monde ne peut pas réussir. tout le monde ne peut pas réussir mais quand même mën nga jël l'essentiel mettre leen dans des conditions yi nga xamante ne xëy na dina mën a jàng ba am un certain niveau d'étude réussir seen vie et que quelque part yow moment bi ngay dem retraite yow dina mën a permettre peut-être mu jël li nga xamante ne mooy relève et puis autre chose bi nga xamante ni maa ngi ko doon bëggoon dolli si sama enquête bi nga xamante ne defoon naa ko mooy assez souvent aussi boo xoolee retraité yi ñaari pàcc la am na FNR mooy ñi nga xam te ñoom ñoo nekk fonction publique ñooñu xëy na seen cas moo gën a tane parce que ñoom à la fin de chaque mois danañ dem mën a percevoir parce que c'est l'État qui gère directement donc loolu côté cotisation ça ne pose pas problème mais boo demee IPRES man j'ai pu rencontrer des gens yi nga xamante ne mais dañuy dem retraite dem à l'IPRES amuñu dara après si la nekk di et puis lu ci gën a grave Alaaji Assane j'ai pu voir quelqu'un nga xam dafa doon dem retraite mais ba mu demee ba jël retraite si lañ ko ne demal indil ma sa carte d'identité yaay wala sa carte d'identité papa quelqu'un qui a 60 ans dem retraite mais kooku nan la mën a retrouver loolu moi je pense que yooyu sur le plan administratif aussi il y a des lourdeurs administratives yi nga xamante ni gars yi war nañ ko mën a xoolaat parce que ku dem retraite yaakaar naa ni war nga ko mën a assister psychologiquement lu dul di ko ne demal jox ma sa carte d'identité yaay wala sa carte d'identité papa parce que ñooñu jàpp nañu ñu gën nañu àdduna bu yàgg dëgg la voilà jërëjëf sëñ Cheikh ñu jëlaat keneen ci téléphone bi vraiment xam naa ni ñoom it ñu daal di rapidement baral jéego yi rek salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar sëñ bi yow la kan. Alaaji Assane ñu ngi lay dellee ziar. bisimilah. dëgg la jégalu xam naa dina fexe ñëwaat sëñ Faye. waaw wax nañ fi lu bari. damay tàmbali ci syndicaliste bi sunu rakk joojule. Sidia Ndiaye di ko féliciter parce que am na courage yu wax waaye waroon na dem ba ci biir ndax boo seetloo IPRES conseil d'administration bu syndicaliste yi ñoo fa nekk. patron yi ñoo fa ne ak état bi représenté aucun retraité benn retraité amu fa benn représentant kon dogal gi mu ngi nekk ci ñett ñooñu le te tey jii dinaa la xamal ne la fay xew umpu leen syndicaliste ñaata centrale ñoo am bari na centrale syndicale yooyu la ñoom waroon nañ di topp seeni liggéeykat yi même ku si jàngul sax ba xam fooy toll dana la war a topp xam ndax sa patron mu ngi cotiser na mu waree. même lenn am na ci biir texte IPRES yi yow boo dee patron cotiser wuloo te war a cotiser waa ji bu amee numéro am IPRES bu waa ji jëlee retraite am dana war a fay waa ji ba pare topp patron bi. waaw IPRES am na beneen possibilité bu patron taxawalee di néewal fay bi wala bañ a fay mën na bloquer compte am. contraindre ko pour mu fay kon yooyu yëpp. pourquoi loolu lépp duñ ko appliquer Sénégal duñ ko appliquer yow tamit ni ma ko waxee la ni conseil d'administration bi tëddee. bu fa patron yi nekkee syndicat yi fa nekk ay ruumandaat nekk foofu le du mën a dem. te retraités yi damay wax ci seen baat loolu metti nañ ko mettidul nañ ko mënuñu tey jii toll fu nga xam ne Sénégal dañ naan démocratie war nañoo avancer toll fu nga xamee ne dañuy basé wu ci ay textes yu nga xamee ne mu ngi. ay 50 ans. yu màgget yu ñu war a yeesal. tolloo lekkeek doxaay ko réew yi beneen bi moo di tàggat xale yi ñun wax naa fi benn université dañu am ay projet am ay nit ñu nga xamee ne mën nañoo tàggat xale si dara. comme tey jii li professeur wax léegi Lamine wax na dëgg professeur Ndiaye nee na état effectivement état kenn mënul compter si moom pour mu jox ñëpp liggéey. collectivités yi sax war nañ ko mën a def mais ñoom it néew na ba nga xamee ne loolu am na mën nañoo di duggante kuréelu retraité yi
mag ñi waxuma retraité parce que duñ ne retraité rek mag ñi amul liggéey di doxalanteeg ñoom ñu leen di jàppale fenn ñoom it ñu war ko jàppale mag ñooñu kuréelu mag yi fenn sëñ Assane El Hadj Habib Diouf li mu wax dëgg la néew na ci nii di te d'ailleurs dañ koy ñaawlu suñu kuréel yi ñaawlu ni lii xew dóorante beeg sottinte xaalis bi waaw ma ne bu leen jaralee ñuy dóorante di gaañante di reyante di si dugal xaalis kon bon yëf ya dafa am lenn lu nga xam ne moom lay indi kon dañuy ñaan yàlla campagne bi lee nit ñi dem ci dal jàmm ndax fi ñuy jublu tey ëllëg ki si biir loolee ñu nga xam ne moom la ñuy taamu ci commune yi du doon la woon de dana won ni ndax population yi ci seen bopp ñoom la war a jagleel la nga xam ne mooy ruus sa commune ba waaye pas comme naka la tudd ci maire yeeg na topp ci ñoom ak seen bande yoog di nguur sax boobu le waaye yow loolu lañ war a dàq baat boobu la ñu war a dàq ndax nguur duñ joowaan nañu jox nit ñi dañ leen dénk lenn lu nga xamee ne ñu war ko liggéey mais joxuñu leen pour ñu nguuru jërëjëf Faye ba fii nag gisuñu fii dañuy wax rek ne ñi jiite ñoo war a jaamu soxla askan wi waaye nduruwuñu ay jaam de koo ci gis mu ngi lexam yaa ngi yokku ñu ngi solu changé woto non c'est des faits dara lañ fi fentul fa ñu dëkkoon dañuy toxu ci kanam nañ sax gën a développé ñu dem ci téléphone bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi lay nuyu sëñ bi. maa ngi lay fay sëñ Assane. bisimilah. waaw man de mënuma maa ngi nii à l'étranger waaye dama jàpp rek kii bi télé bi. maa ngi leen di féliciter aussi vraiment liggéey bu rafet bi ngeen def. jërëjëf. di rafetlu toogaay bi ak jotaay bi ak waxtaan bi mais li sociologue bu wax rek moom mooy wax bi c'est-à-dire jamono day dox réew day dox. ñu ànd ak réew ma di accompagner lu ne waxtu dafa am nu ko ñu ci war a taxawee buñ ci àggee comme yàlla def na réew boo koy tabax da ngay am ay étapes comme nag kenn départ ba avant ci début indépendance lañ la état bi doon def di accompagner nit ñi di def ay allocation familiale boo amee njaboot bi lay fay ba léegi ñu ngi koy def loolu yëpp nag ci cotisation travail bi IPRES ci cotisation travail bi waaye jamono day dama dem ba maanaam ñuy cotiser dafay néew goo xam ne du mën a du mën a dimbali nit ñi leen war a dimbali donc duñ àggee ci jamono bu mel noonu dañoo war a xoolaat defaraat toogaay yi daal xool neneen lu ñu war a doxee lu mu wutee ak nañ doon doxe maanaam njaboot baax na waaye je pense que barkeel lépp gën am njaboot gu ñu gàññi boo xam ni xamoo noonu la ñuy def am lu yem loo mën a contrôler loo mën a yar loo mën a teg ci yoon yaakaar naa ne moo gën comme ni ko sociologue waxee dëgg la jamono yu jëkkee nag loolu moo xewoon parce que loolu moo doon dimbale père de famille waaye nag comme jamono dafa dem ba léegi kër gi lépp ci sa poche lay jógee xorom sax yaa koy jënd ordonnance yaay jënd yaay wadd xale yaa leen di faj yaay may loolu yëpp war a jógee ci salaire yaakaar naa ni day xaw a jafe day metti ci mag surtout jërëjëf ñu ngi lay gërëm sëñ bi ñu ngi lay gërëm di la sant del si ci plateau bi di ziar sénégalais yi fare bitim réew yëpp docteur Ka bala nga ni naam ne fa wér-gu-yaram bi d'abord sax parce que vraiment ñu ngi wax ay pension yooyu waaye mag ñi seen wàllu bopp de façon générale naka lañ leen war a gën a toppatoo seen wàllu wér-gu-yaram ndax bu weesoo pension yi donte ni ma ko ak lu néew ko ci am mais bu weesoo foofu yëpp mag yi Sénégal yi est-ce que foog nga ni parce que ne ci kër mënuñoo daw dépense du xalaat sax régime spécial pour mag ma te ku ne xam nga ni mag amul i bëñ mënuñu laa jox ci li waa kër gi lekk naka la ñuy def ba foofu aussi ñu bàyyi ci xel ndax man jàpp naan daal mag ñi kóllëre gi war delloo wuñ leen ko oui mais je pense que li nga wax c'est important mais xam nga mag processus la ay phase la exactement c'est-à-dire que li may wax toujours personnes âgées yi mënoo toog ba am 60 ans wala nga am 60 ans nga ne docteur maa ngi nii lan laa war a def alors que tout ton passé am na loo xam ne sa parcours la mais parcours boobu su fekkee ni parcours boobu baaxul mais malheureusement doo màggee dans de bonnes conditions loolu moo tax dans nos consultations da gis nit ñoo xam ni ay ñaar mag dañuy ànd ñu ne ma docteur man daal man dama jaaxle parce que man sama morom bi li mu mën mënuma ko mais moom fi mu aw est-ce que yow aw nga foofu donc c'est un processus c'est-à-dire que pour nekk mag dans d'excellentes conditions il faut que c'est bi nga nekkee xale nga koy commencer am une bonne hygiène de vie justement c'est-à-dire que gone léegi tox ba yàqu waaw naan ba yàqu ba pare nga ñëw 60 ans nga ne ma docteur maa ngi nii lan laa war a def mais alors que fekk lépp yàqu na ce qui veut dire que nekk vieillissement investissement la mu ngi mel ni banque rek banque moom loo fa deful doo dem réclamer ko foofu c'est-à-dire que su ma bëggee màggee dans de bonnes conditions bi ma nekkee xale laa koy mën préparer di ko préparer ba egg foofu mais sinon
soo deful loo xam ne dafay altérer sa processus de vieillissement mais à 60 ans da ngay fekk complètement man j'ai vu des personnes âgées yoo xam ne suñu entreprise yi Sénégal yi est-ce que yomb na nga préparer ci sa retraite ci wàllu wér-gu-yaram parce que patron yi xam nga ne dañ lay ngàcc ne doomu limon dañ lay liggéeyloo stress bi ak pression yi vraiment ñàkk considération yi foog nga ni nit mën na màggetaale loolu. mais pourtant suñ leen souvent nit ñi dina bëgg a def mais peut-être dafa dul xam exactement. par exemple ma joxe benn exemple par exemple xam nga wax nga fii soo demee ba retraite dañuy wax pliant wala ñu ne la da ngay toog bul def dara mais en fait loolu aussi ça fait partie de notre culture. man su ma amee sama papa ak sama yaay dem naa yaay bul def dara bul demati fenn. et ci personne âgée dañu ne occupation élément bu important la ci santé de la personne âgée. xam nga liggéey. du uniquement fin du mois ñu jox la feuille de paye mais liggéey dafa bokk ci wér-gu-yaram kii di liggéey toujours dafay préserver sa santé loolu moo tax soo seetlu ba travail li ñu wax dañu naan docteur man daal dama jaaxle parce que depuis bi ma commencé liggéey bi ma commencé retraite rek laa am ay jafe-jafe c'est parce que bi nga commencé retraite nga deftoo benn activité nga commencé stressé angoissé loolu tax nga ngay am ay problème alors que soo doon liggéey tous les jours di nga ne suba daal war na am li may def tout xam nga am projet. mais kenn mënut dëkk ci liggéey quand même man dama foogoon ni àddina quand même dañ koy pàccaare. mais mënoo dëkk ci liggéey. mais xam nga li ñu wax liggéey souvent c'est pas liggéey boo xam ne mais liggéey dafa bëri c'est l'activité. loolu la liggéey. mais par exemple man mën naa jël retraite. après ma commencé bind samay mémoire. aussi ça fait partie du travail. mais li may wax nit ñi souvent famille bi da ngeen di bàyyi seen personne âgée parce que da ngay gis ñoo xam dañ naan woy docteur. tereel ma ko mu dem génte maire bi dafa man dox ba mu dem jaay ba mu def lii ba mu def lële mais su toogee ci kër yi deftul dara mais après c'est le début des problèmes yi commencé mu am stress angoisse et cetera loolu moo tax ma ne vieillissement c'est vraiment que dañ ko war a préparer très tôt mais aussi que li ñuy wax ni retraité il faut ñu mën ko préparer donc pour que vraiment que mu mën nit ki suy dem retraite mu dem retraite dans d'excellentes conditions que du am yenn feebar yi et loolu moo tax d'ailleurs même am na ñoo xam ne personnes âgées dañuy ñu ne suñu sañoon bi ñu seen cotisation de couverture maladie dañ leen ko waroon jox bi ñuy commencer dem retraite mais xoolal dañ lay couvrir bi nga nekkee en activité mais période boobu yëpp doo am fa nga koy soxlaa duñ la couvrir mais foo xam ne nag retraite bi ñëw na amatoo couverture sociale maladie yi dugg nañu ay surtout les maladies am na maladie yoo xam ne dafa cher ba nga xam ne dafay gën a appauvrir davantage la famille et dans ce cas-là dañuy travailler avec ay sociétés yoo xam ne personnes âgées yu bëri ñoo leen di jàppale par exemple activités yi ñuy def yii par exemple c'est des carnets de santé xam nga mag xale dafa am ay carnet de santé ñun aussi dañuy créer ay carnet de santé yoo xam ni pour les personnes âgées par exemple fii ay dañ ko fondation Sonatel ministère de la santé ak ville de Dakar pour que te carnet yi day am ay conseils ñu la ciy jox par exemple xool fii dañu ne 10 gestes pour préserver sa santé 10 gestes 10 clés pour bien vieillir exactement ce qui veut dire que vieillissement nit ki c'est pas le médecin du médecin bi moom mooy toppatoo santé nit ki mais il faut que nit ki approprié wu santé mu ne lii sama njëriñ la nan laay def ba mën ko préserver loolu tax ñuy joxe carnet yi pour les personnes âgées comme pour xale yi ma jël kenn ci téléphone bi ndax xaalis yooyu laata may ñëwaat sëñ Ndiaye salaamaaleykum allo maaleykum salaam ok bisimilah kooku waaw damay leb tur bi waaw bisimilah ndax sama directeur laa bëgg rek delloo njukkal monsieur Faye jërëjëf monsieur Faye sa directeur sa directeur la woon. aha école Thiers. école Thiers bu baax jàng ñu ñëw à l'heure. monsieur Faye yaa ngi may déglu. waaw mu ngi lay déglu il est un peu ému mais mu ngi lay déglu. sa karaw dafa poivré. aha waaw maa ngi koy delloo njukkal bu baax a baax a baax. jërëjëf. di delloo TFM njukkal aussi. jërëjëf. moo ma jàng ñëw à l'heure. xale laa woon. léegi maa ngi am 40 ans bientôt le 5 août. monsieur Faye maa ngi jàkkaarloo ak yow. yaa ngi rafet ba léegi. mu ne ñoo ngay xëcc sama nopp à l'heure. maanaam il faut venir à l'heure. ndeysaan. jàngal ma lu bari. jërëjëf monsieur Faye. jërëjëf. maa ngi lay delloo njëkkal bu baax a baax a baax a baax. merci beaucoup lay walaay. jërëjëf soxna si ma dara monsieur Faye. da nga ma jàngal lu bari. xale laa woon. merci beaucoup soxna si maa ngi lay gërëm xam nga waaw fi mu ne nag gan gi wax dëgg yàlla il est ému mais li moo waral ndaje yu ni mel delloo njukkal sunu mag ñi nga xam ni ñu fi mat a balañu aha
jërëjëf soxna soosu kon ni mu ko waxee rek monsieur Faye ci ay loxoom la jaar te foog naa ni lii moo war tax ñu gën a delloo njukkal suñu jàngalekat yi. Sénégal surtout nag ñoom ñu njëkkoon ñaa parce que léegi xëy na réew mi demee na noo xam ni politique yàq na lépp. bu njëkkaan lépp vocation lañ nit ñi duggee ak passion moo tax it ñu am guddi yu ni mel ñu ngi jégalu sëñ Faye vraiment sëñ Ndiaye kon rapidement ci li nga bëggoon ñëw. voilà dama bëggoon ñëw ci ñu ñoddiwaat wax ji repositionné ko waxtaan wi. puisque xam nga mag dafa mel ni dañuy jël waxtaan wi orienté ko ci magi taax. bañ demee ci magi taax it magi intellect dafa mel ni magi taaxee ña jàng. nasaraan lañ ko gën a féetale. te je crois mag ñi passé nañu foofu. mag ñaa ngi ci taax yi te problème fi site yëpp yi ñu fi wax yëpp yi ñu fi waxtaan yëpp ñi mu gën a song mooy magi taax ba léegi waxtaan wi booleeguñ ci magi àll. àll entre parenthèses je crois que loolu laa bëggoon ñu leeral ko tuuti. pourtant au début yaa ngi gis maa ngi leeral au-delà de ñuy retraité mag ñi de façon générale. mais xëy na kay dafa fekk ne waa taax yee yor rajo yi télé yi. ñoo yor rajo yi télé yi ñu baal ma ñoo gën a bari wax rek. mais mag ñi de façon générale mais voilà de façon générale. je crois que dafa am yoo xamante ni gis nga ñun suñu mag bu njëkk. puisque gis nga tradition ak modernité. du am wala li passé ak li tey amul rupture pratiquement continuité rek lay doon gis nga sunu mag ña am na lu ñuy wax docteur Ka wax na ko ci wàllu santé moo tax santé bu ñu dee wax ni du lekk ak naan kese yëngatu la gis nga sunu mag ña dañ daan dox di yëngatu bu ñu demee ba liggéeyatuñu mën nañ ko tuddee à la retraite boo waxuma nag retraite liggéey ci service ba jógee ca waaye dem ba mag ñu wàcce la ndax wàcc nga bu ko defee da ngay continuer di yëngatu daan doxantu di seeti mbokk ya loolu bokkoon na ci li doon yokk dëgëral seen i tànk ak seen i wér-gu-yaram te ren yaakaar naa ni du ka moo may démentir marche bokk na ci li activités yi xam ni mag ñi war nañ leen ci dellu waaye léegi ñun la tendance mooy dañuy jël mag ñi comme on dit bàyyi leen rek di leen nelawloo ba yu ne di leen dal ñu nekk ci difficulté yoo xamante ni daanaka société bi ñoo leen ko teg puisque ñoo leen koy imposer ñun ñuy bëgg a tubaablu ci magu taax yi lan moo tax magu taax yi ñoo gën a tuskare lu ko waral war nañoo xam am na lan moo tax lu leen gën a tuskareel mooy ku ci kii rek daal di ni tubaab la kii kat sama baaykat man mii kat am naas tuut waratula liggéey dëj ko ci piliyaan dëgg la defuñu ko nag pour lor leen dañ ko def pour wane ni fonk nañ leen waaye fekk na boobu ñoo ngi leen di rey nañu bàyyi mag ñu yëngatu nañu bàyyi tubaab lu gi tubaab ya gis nañu la leen loolu jural jël seen mag ña yóbbu leen ci ay ruq denc leen fa ñu fa nekk di fa dund tuskaraange goo xamante dañuy mujj di xarooka wax nga ko sànq taux de suicide yi gën a élevé en Occident bokk na ci gune yi ak mag très bien sëñ Ndiaye ñu jël keneen ci ligne bi salaamaaleykum waaw vieux waa déjà bi mu ñëwee sànq mu ngi jàmbat crédit bu jeex xam naa vieux di nga ko daal di yónnee li nga xamante ni moom la def ci ne dépense ñu dama bëggoon ñëwaat waaw docteur mu ngi wax pension de retraite yi mais xam nga suñu xoolee effet genre parce que su fekkee personne âgée boo xam ne dafa décédé bàyyi fi ñeenti soxna mais il semblait que pension bi lu mu tuuti dañ koy xaaj en 4 parties mooy rente bi waaw mooy c'est-à-dire que la personne âgée ku jigéen ki moom mooy gën a subir encore l'effet de la pauvreté donc loolu aussi que il faut que ñu mën ci waxaat aussi parce que loolu aussi c'est très difficile paupérisation boobu ñu wax ne souvent dafay jël meloog jigéen foofu il faut ñu gën ko xeex ci réew mi dafa naa ne kilifa yaa ngi ci moo waral sax GIE yeeg jàppale gi ñeel association féminine yi nga xam ay jàmbaar loolu lañu sëñ Cheikh ci wàllu njàngat li ba tey ci li nga xamante ni mooy tension boobu nga gis ci njaboot yi yow mag ñi gisuñ ci benn issue ñoom ginnaaw bi ñu defee lan lañ gis ne moo leen ci mën a génne ndax dañ naan de façon vraiment radicale nañ yokk pension yi parce que loolu aussi foog naa ni nga foog ni jamono yi ne nguur gi nga xam ni mu ngi tal ay plan waaw mais teewul ba tey xam nga gouvernement quoi que l'on puisse dire lépp volonté la Alaaji Assane parce que boo xoolee surtout ñi nga xam te ñoom ñoo féetee côté IPRES bi tamit maa ngi ko doon wax boo seetee tout au début par trimestre lañ daan fay ko maanaam par ñetti weer lañ leen daan fay li nga xam te ne moo di seen pension ñu dem à un certain moment ak maanaam négociation yi nga xam te ne mën nañ ko ñu dem ba finalement di leen ko jox mu nekk bimensuel di ko fay ko disons à la fin de maanaam chaque 2 mois la ñuy fay ko donc comme ni nga ko waxoon sànq le problème ne se pose pas avec comment ça s'appelle avec waa FNR mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon fonction publique ñoom c'est à la fin de chaque mois mais je pense que lépp c'est une volonté politique je pense que gouvernement bi bu amee cette volonté en tout cas d'aider ceux-là yi nga xamante ni quelque part ils ont rendu service à la nation parce que tamit faut pas que ñu leen di délaisser parce que ce sont
des gens yi nga xamante ni ils ont rempli convenablement leur rôle leur contrat moral bi nga xamante ni moo dox seen diggante ak état bi certes bu ñu paree war nañoo mën a dem mais quelque part foog mu am ay mesures d'accompagnement bi mooy peut-être mettre sur pied une politique bi nga xamante ni xëy na dinañ mën a am leen li nga xamante ni ci mën a suturlu wala état bi dugal loxo ci biir poste comme on dit jéem a fexe nu muy régler yenn problème et je pense que bu ñu leen jëlee en charge pratiquement sur le plan sanitaire je pense que ça dina régler problème yu bëri léegi lu ci des xëy na bu ñu leen ko joxee mën nañ ci dundal seen njaboot xëy na même bu dul mat sax ñàkkul ni ci biir famille bi dinañ trouver benn bras valide bi nga xamante ni xëy na am na ci lu mu jàpp pour mën a en plus de que lu borom kër gi doon def ci kër gi mu ñëw jàppale ko ci loolu man je pense que noonu laa gisee je pense que c'est juste une volonté politique de l'État bu ñu ko bëggee def war nañ ko mën a def je pense bien surtout feebaru mag yi ay wàllu bët yi la ak yooyu ñu yombal ko ophtalmologue yeeg yooyu je pense que di lu ci am solo la waaye ci wàllu waajal retraite gi sëñ Birame Faye est-ce que foog nga ni waajal gi ci war mu ngi fi wala dañ naan jamono aussi nit ñi taluñu ko parce que ailleurs